en même temps buñ jógee ci loolu di waxtaan ci maanaam ban rôle la ci formation yi ak lobby yi di jouer ci biir coronavirus bi en réalité en plus nan la leen ciy jàppee buumu jàmm di waxtaan ci loolu encore di aussi di waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy en réalité ban position la ci war a am pour mën ci génn loolu mooy waxtaan bi tey bi ci jiitoo ñoom seen bëgg-bëgg yépp mooy dépeupler Afrique maanaam wàññi nit ñi ñuul ñi ñoom loolu mooy seen bëgg-bëgg en réalité mais loolu nag bu tax ñu bëgg ko dafa am lu ko waral parce que tey dañuy wax ñoom seen i statistiques yi nga xam ne ñoom joxe nañ ko ci loolu la ñuy basé wu tey analyser ko waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy ñoom lu tax seen bëgg yépp mooy wàññi nañu ñuul yi jaaree ko ci coronavirus pour des questions économiques ci loolu tey moo nar a nekk tey waxtaan wi léegi booy xool ñoom d'après seen i statistiques yi nga xam te ni ñun yor nañ ko fii ñoom ñoo ko wax de ñun waxuñu ko lu tax ñoom instant bi ñu bëgg rey africain yi benn yoon des ak àdduna bi wala wàññi ñu gars yi dañ ne d'ici 2022 première puissance démographique maanaam dëkk bu ëpp ci ay nit du nekkatu Chine mais day nekk Inde may ne loolu du dëgg c'est pas vrai du Inde Afrique la en réalité parce que dinaa leen wax lu tax may leen Afrique la ak loolu ban impact la nar a am ci ñun ba ñun ñu mën fi jaar suqaliku dox romb leen di dem ay kilomètres loolu nañ ci waxtaan di leen xamal ne leen aussi boo xool instant bii nii may wax yéen Afrique ñu ngi toll ci 1,3 milliard doomu aadama fii ci Afrique nga jël li nga xamante ni mooy Inde ñoom tam ñu ngi toll ci 1,3 milliard doomu aadama fiy dund Chine itam ñu ngi toll ci 1,3 milliard léegi ku ne xam ne li ñu bari ban impact ban jeexital lay joxe ci li nga xamante ni moom mooy économie dëkk ban jeexital la ci andi ba tax ñoom ñu bëgg ñoo wàññi bi ci jiitu gars yi d'ici 2022 Afrique dinañ toll ci 1,4 milliard de personnes Inde aussi itam dina ko toll waaye Afrique moo koy ëppalee tuuti xam ndax yéen ngi may déggam déet gars yi léegi nag ñoom tubaab bi booy xool ñoom jurutul en réalité ñoom jurutul Allemagne bañ nañ ko ñoom boo juree doom dañ lay jox sax congé ba jox la congé parental pour encourager la ñoom jurutul te ñàkk jur boobu dafa am lu muy jur ci ñoom ndax booy xool coronavirus bi lu tax gars yi mu doon lu ñu fabriqué andi ko fii ci Afrique du lenn lu dul ñoom en réalité dañuy régulariser ñoom parce que tubaab laala lu la neex ci moom mais système de retraite am couverture maladie am bis boo ko laalee nga gis ko ci télé bi loolu waral France gilets jaunes yi génn di rey seeni bopp xam nga ndax yéen ngi may dégg déet comme que ñoom nag juratun comme que ñoom nasaraan si ngeen jégal ma ci kàddu yi mais ñu bon ñooñu comme que ñoom juratun kon ñiy liggéey en réalité mënuñoo fay ñu retraité loolu arrangé wu leen ñiy liggéey mënuñoo fay ci ñoom ñuy retraité moo tax coronavirus bi lu mu leen arrangé mooy boo seetlee ci ñoom ñu muy rey mooy màgget yi lay rey ci ñoom ñu ci ëpp ci ñoom màgget yi rek lay rey ñoom loolu daf leen arrangé pour ñu rétablir li nga xamante ni moom mooy seen système de retraite bi nga xamante ni moo leen di poser problème France mu ngi koy dund bu baax a baax loolu moo leen arrangé ñoom en réalité instant bi may wax yéen ñoom màgget yu dee dérangé wu leen seen yoon wu ci aussi itam bëgg cee profité ci coronavirus bi ñoom bëgg a rey yenn minorité yi ci yenn dëkk yi boo demee États-Unis mais noirs yi rek ñoo ciy dee presque boo demee ci yeneen dëkk yi nag seen màgget yi rek ñoo ciy dee mais gars yi du ngeen laajte lu tax ñoom seen màgget yi rek di ci dee ci coronavirus bi nga xam te ni ñoom ñoo ko fabriqué en réalité ñoom ñoo ko fabriqué ñun bëgg ñu koo sànni ne day mujj ci ñun te bu mujjee ci ñun dafa war a métti ci ñun ban sentir ko bu bëgg a jaaree occasion boobu dépeuplé nu nicement gars yi duñu xalaat tuuti moo tax ma ne boo yeewoo yeema yow africain bi boo yeewoo nga yeema parce que yeewu dafa jot les gars yeewu dafa jot ñoom seen màgget yooyu di dee dérangé wu leen daf leen di permettre de l'établir maanaam tollole mën ñiy liggéey mën di fay ñi nga xam te ne ñoo retraité moo tax seen màgget yooyu di dee dérangé wu leen mais par contre ñoom fan la nar a jëm mooy bu ñu ci paree ñëw ci Afrique wàññi ñu maanaam dépeuplé ñu wàññi ñu ndax ñun fu ñu nar a jëm ak ñoom ndox amu fa te ñun dañuy développé par force parce que Cheikh Ibrahima Fall dañuy développé ndax boo xool ci statistiques yi nga xam te ne ñoom joxe nañ ko
sax wax naa leen que dañuy d'ici 2022 Inde moo nekk première puissance démographique c'est faux c'est l'Afrique moo koy nekk. parce que boo jëlee ñu jël ci statistiques yi nga xam ñoom ñoo ko joxe ñoom nasaraan si de te ñoom duñ joxe dara lu wér lépp lu ñu joxe ay kàcc la ndax lu tax du wér ñoom lépp lu ñu joxe rek jàpp na seen avantage lañ ci gën a xool waaye malheureusement bii da leen a xaw a nax on accepte ñoom dañ ne ñoom tubaab bi dañ ne Inde d'ici 2022 dina nekk 1,4 milliard Afrique dina nekk 1,4 milliard de personnes mais buñ fàtte ni ci Inde chaque année ñoom lu ngi jur Inde lu mu ngi jur 19 millions juddu nit ñoo fay juddu Afrique xam nga ñaata la jur par at Afrique mu ngi jur par at 36 millions nit moo fi juddu par at ci Afrique xam ndax yéen a ngi may déggam déet te Inde tamit boo jëlee Inde 40 millions góor Inde du ñu am jabar parce que ñoom depuis médecine développé ci ñoom ba léegi dañuy choisir jur góor ko bañ a jur jigéen ñoom Inde parce que ñoom souvent seen culture loolu la ji góor ñi sax mooy ëpp privilège lépp ñoom noonu lay demee jigéen du fa dara te ñun amuñu problème boobu ça veut dire que africain dañuy juróo mënoo jur ba doyal macha allah ba pare au contraire boo xoolee Allemagne tey nit ñi ñooñu ñoo fa ëpp ñoo fa commencé autant pour moi ñoo fa commencé dugg boo xool ci sport beeg ci lépp nit ñi li ngay gis yëpp ndax gis nga jamono ji may nañ ñi nga xamante ni moom mooy immigré yi fa nekkoon may na leen ay kayit parce que ñoom seen tool yaa ngi commencé lax ñu may leen ay kayit pour que ñu wittal leen ko c'est la réalité mais ba pare di leen encourager ñoom ñoo fa jural leen pour que ñoom au moins ñu mën a bañ seen population bañ a disparaître ndax booy xool instant bi noir yi noonu bari ci àdduna bi ba commencé envahir li nga xam te ni mu àdduna bi te fu la ñu ngi fay dem ñu ngi fay juri doom waaw di leen wax ne leen ñu ne aussi bi ci gën a yéeme ñu ne d'ici 2000 ñoom tubaab bi ñoo ko wax ñu ne d'ici 2050 d'ici fii ak 2050 Afrique dinañ jugee ci 1,4 milliard dem ci 2,5 milliards de personnes gars yi loolu lu am solo ci wàllu économie la ñu bàyyi ci xel te nañ ci ñëw léegi ci kanam loolu nag foofu ñu bëgg a dem ñoom foofu ñu ne bëgg a yóbbu nga xamante ni dañ fa war a dem ñu bëgg ñu koo tey pour duñ fa egg dafa am lu mu àndal parce que d'ici 2060 74% ci ñuy yeewoo Afrique maanaam téeméer boo jël fukki yi juróom-ñaar fukki ak ñeent yépp dañuy xëy di liggéey fii ci Afrique ñoom ñoo ko wax seen statistique de mais est-ce que loolu ñoom arrangé na leen parce que liggéey boobu daa am lu muy àndal ndax ku ne xam ne liggéey boobu noonu lu muy àndal mooy seen usines yi dañ koy jëlee fan dëkk ñoom far force andi ko Afrique te loolu day créer chômage bu metti foofu noonu arrangé wu leen parce que mën nga dégg ne nit ne la déggatoo ko ne la maa ngi investir Europe maa ngi investir Asie parce que déggatoo ko maa ngi investir Afrique kese ngay dégg les gars kese tout court lu tax loolu nag moo tax ñu taxaw seetlu bii ñu ne ñoom ñoo ko wax seen jëmm bopp de ñu ne fii ak 2060 Afrique ñoom seen statistique lay wax yi nga xam te ni sax du dëgg nga xam dañ koy wàññi ci lay wax ñu ne si 2060 Afrique dina jël 12% ci koom-koomu àdduna bi mooy raw Europe yëpp boo leen boole Afrique moo leen di raw ndax Europe 7% richesse àdduna bi la yor Afrique yor 12% ngeen yaakaar na yéen Europe dinañu bàyyi ñii ñu commencé di màgg ni di bëri ni ci dëkk bi ci àdduna bi di leen nar a dominer d'ici 2050 te avec corruption bi fi nekkee mais corruption bi fi dañee day gën a accéléré wu même pas 10 ans ñu rattrapé leen muy réalité parce que Afrique ci kaw loolu di leen wax la lu tax loolu la ci Afrique am les gars tey boo xoolee Afrique dafa am ay recherche lu tax ñoom ñu bëgg a dépeupler Afrique gaaw balaa Afrique jóg di leen xañ ñoom seen place bi nekkoon tegu ca kaw ñoom dañoo moo tax ñuy profité pour wàññi jur nit ñi dépeupler africain yi ñu bàyyi ci xel bu baax ndax Afrique dafa am ay avantage bu leen fàtte sànq nee naa leen avantage bi bokk na ci d'ici 2050 ñoom ak corruption bi am Afrique d'ici 2050 74% maanaam juróom-ñaar fukk ak ñeent ci population africaine dañuy liggéey dañuy xëy di liggéey yor métier ci métier bu formel waxuma la bu informel ba tey de bu formel xam na yéen ngi may déggam déet ñu ne aussi itam dañuy ëpp ci àdduna bi te bu ñu ëppee ci àdduna bi fu ne leen di dem daanaka àdduna bi dañ koy commencé ñuulal comme que ñoom ni ñuy ñuul la ñuy bañ léegi nag Afrique dafa am ay recherche bi ci jiitu ci recherche Afrique yi bala may ñëw sax ci recherche Afrique yooyu nan wax ñu jàng d'ici diggante 2000
ba 2020 màggaayu Afrique maanaam li may wax yëpp lan moo koy màndargaal mais màggaayu Afrique bi nga xam moo leen tiital ñoom ba tax ñu bëgg a profité te coronavirus bii pour mën a wàññi africain yi waa di continuer di ziar yeneen patriote yëpp di leen ziar gars yëpp maa leen di ziar ñu ñëpp ay ndaw lan dara ñoroon Afrique mu développé moo nu ñor di leen wax ne de 2000 à 2008 avant crise 2008 bi bu ñu jëlee Nigéria rek lu mu am ci ay milliardaires Nigéria rek nga xam corruption bu métti moo fa am nga xam ne bu fa amutoon dina ko ëpp sax lu mu am ci ay milliardaires ëppee na ñaari yoon àdduna bi yëpp boo leen boolee Nigéria kese ndax de 2000 à 2008 Nigéria am na 22 millions 22 autant pour moi 22 milliardaires am na 22 milliardaires ak 34 000 millionnaires ëppale ko boo dajalee àdduna bi yëpp de 2000 à 2008 Nigéria rek moo ëppale ba dajalee ci àdduna bi mu am ci ay milliardaires kon gis ngeen Afrique ak ay meññeefam lu muy jariñ biir Afrique bu corruption bi arrêté donte Nigéria corruption bu bon moo fa am mais exemple Nigéria la leen jox ñëwaguma ci Ghana ñëwaguma ci yeneen dëkk yi yéen a ngi dégg boo jëlee li nga xamante ni mooy ñoom seeni chiffre maanaam seeni mbind seeni xayma yu ñu joxe parce que damay préférer wax wolof waaye dina métti loolu mais naa ko jéem xayma yu ñu joxe boo jëlee 2018 boo ko jëlee dëkk yu ëpp màggaay ci àdduna bi juróom-benn yépp Afrique la bëti jiitu di Ghana macha allah instant bi ñu bëgg a sàkkal pexe Ghana bëgg leen a yàq ba tey ñoom dofuñu de li tax ñu fabriqué coronavirus pour rey seen màgget yi ba ñu jeex defaraat seen système de retraite bi ak seen couverture maladie pare ñëw wàññiwaat africain pour ba ñu màgg continuer def dinu def jàmm ñoom dofuñu ils ont bien calculé bu pare am seen i préfet yi fii ñoom mooy ñoom Jimóoru Laxu Sàll nga xamante ñun faaleetul ne ragatul te ñun amatuñu ñu leen di ndaw parce que ñun dañoo gëm suñu bopp ñun jeunes yi léegi loolooy réalité bi nee naa leen de 2018 dëkk yu ëpp màggaay ci àdduna bi yëpp boo leen dajaleen fukk yi gën a màgg yu ëpp màggaay koom-koom ki ci jiitu Ghana la te juróom-benn yëpp Afrique la Ghana 8% la am instant bi Ghana mooy pays bu jiitu dëkk bu jiitu di def budget deuxième année budgétaire te banque mondiale dimbaliwu ko FMI dimbaliwu ko kon xam nga ne ñooñu seen institution yooyu ñu yor bis bu mënee am occasion ci Ghana duñ ko raté te Ghana mu ngi màgg kon ñoom coronavirus bi dañ ci profité bàyyeeguñu africain yi bàyyeeguñu kenn Ghana mu ngi màgg ñu bàyyi ci xel bu baax les gars loolu mooy firndeel li nga xam te ni waxoon naa leen ko ba tax ay chiffres yu leen tiital ba tax ñoom ñuy profité di daw gaaw di profité di daw pour wàññi africain yi en même temps rey seen màgget yi pour l'établir un peu équilibre fa am nga xam te ni ñoom dañuy fay ci ñetti reete mu ëpp ñuy fay ci liggéeykat daanaka ñoom amatul main d'œuvre en réalité Europe billaay daanaka ñoom amatul main d'œuvre Europe ba mu daj ñax juratun mënatuloo jur loolu mooy dëgg ji ndax Afrique daf lu jiitu si Afrique lu gën a am ci maanaam koom-koom muy richesse d'homme nit doomu aadama bokk na ci koom-koom bu Afrique njëkk a am te ku ne richesse d'homme forcément di nga wax li nga xamante ni moom mooy développement mun maanaam maa ngi excusé wu ci woote bu ma gars yi di woo maa ngi jégalu maanaam richesse d'homme boobu noonu nga xamante ni Afrique am na ko dafa am moom lay am ci màggaayu Afrique di ñaan yeneen gars yi patriote may woo ci suuf ñu bàyyi ma yeggale après nañ ci waxtaanaat bu baax a baax waaw di leen wax tey richesse d'homme boobu noonu nga xamante ni Afrique am na ko day créer ay marché yu bees maanaam day ubbi koom-koom bi yaatal koom bi ba nga xamante ni Afrique fi lay jaar di commencer màgg Afrique fi lay jaar di commencer màgg di commencer dem ci kaw ndax richesse d'homme boobu mooy dem ba andi wax naa leen ne 94% maanaam mooy dem ba andi juróom-ñaar fukk ak ñeent africains yi ci téeméer boo jël ñu xëy di liggéey yi ci secteur formel xam nga ndax yéen a ngi may déggam déet booy xool aussi tam Afrique dafa am yeneen ressources bu weesoo doomu aadama yi am nga xam te day am ñu ko liggéeyal day am nit ñu mën a jaay day am nit ñu mën a jënanteel te soxlawul muy génn ndax booy xool loolu dividende démographique boobu noonu moo tax tey Chine avancé day yéeg ci kaw États-Unis ba nga xam te ne yor na 30% ci réserve dollars yu États-Unis nga xam te ne États-Unis sax day xaw menacé pour bañ mu liquider ko xam nga yéen nga may déggam déet nga xam ne ci naval ak
aérien da leen Chine daa ñëw dépassé leen ñoom dividende démographique boobu moo tax Chine yi seen gouvernement bi répondre forcément ak li nga xam màggaay population bi moo tax te Chine commencé ñëw def ni États-Unis romb Europe ñoom nag loolu la ñu bëgg a xañ bu weesoo màggaay doomu aadama boo xam ne Afrique dafa am beneen màggaay bu am solo muy matière première meññeef yi ne ci suuf yi muy ressource naturelle ñu bàyyi ci xel bu baax ndax bu ñu xool ressources yi nga xam te ne ñoom ñoo ko joxe man ba tey waxuma ko seen i statistiques yi nga xam ne dañ koy joxe pare te duñ ci wax dëgg maam dañ koy wàññee ba ruus soo koy yemale foofu ñoom nag li ñu wàññee ba ruus yemale ko foofu ci laay wax nii suñ jëlee ci or bi nga xam te ni mooy garanti xaalis nga xam te ni Afrique ba jëloon oram garanti monem mu yéeg ci kaw dollar am monnaie ñu am benn monnaie unique mu yéeg ci kaw dollar Afrique di bumbi booy xool or bi koy garanti ñoom seeni wax nee naan Afrique moo ci yor téeméer boo jël moo yor ñeent fukki maanaam 40% ci téeméer boo jël moo yor ñeent fukki yi kon tam comme mu ngi Afrique yem ma foofu nga jël colbate ku ne xam colbate bañ njariñ la am ci lépp luy xeetu appareil ba ci portable bay ba ci lépp lu yor ñu ne Afrique téeméer boo jël moo ci yor juróom-benn fukki maanaam 60% Afrique moo ko yore li leen tiital ñoom ba tax ñu profité ci coronavirus bi ba bëgg ñoo sàkkal pexe ba bëgg ñoo rey ñoo yey ginnaaw bu weesoo recherche d'homme bi ñu ñëw ci matière première bi nga xam te ni li leen tiital ak ñoom seen estimation yu ñu def d'ici 2050 population Afrique bi ñaata ñooy active maanaam 74% nga xam te ni loolu dafa am ay conséquences yu doy waar yu muy andi foofu noonu seen dëkk dèjà ñoom ñu ngi ci ay jafe-jafe nga jël platine nga jël ko 90% maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yépp mu ngi Afrique gars yi Afrique riche am ay nit am ay matières premières ñu bëgg ñoo liquider ñu seen ñu toog fi nar a xoolee pareeguma gars yi nga jël charbon ku ne xam ne charbon am na njariñ ndax mën nañu fournir électricité Afrique moo nekk 7e day na waar les gars nga jël uranium te ressources yu ma leen di limal yëpp bu ci nekk chaque jour ñu découvrir yeneen chaque jour ñu gisaat yeneen yu bees yu gën a yokk ci li nga xam ne ni Afrique amoon na ko mais ñoom comme ni mu wax ñoom dañuy wàññee ba ruusoo wàññee maanaam dañuy kàcc dina wàññi lu suñu doon wàññee ba ruusoo wàññee yenn saa ñu bàyyi ko foofu bu wees noonu fii mais bàyyi ñu jox leen seen statistique lu tax ñu bëgg ñoom sàkkal pexe Afrique nga jël uranium ñu ne 21% maanaam téeméer boo jël ñaar fukki ak benn yépp mu ngi Afrique gars yi li may lim mu ngi commencé bari en loom Afrique gars yi nga jël pétrole Afrique moo nekk ci kaw léegi rawatina Sénégal te loolu kenn du ko natable ay vision générale la noonu wax affaire yooyu noonu Sénégal daf koo côtoyé nii léegi lu ñu jox ci ay statistiques lu ñu jox ci ay chiffres du dëgg c'est pas vrai nga jël gaz kasaalika Afrique moo ñëw seen kaw nii nga jël fer nga xam ne Sénégal mu ngi ci bëgg a rey àdduna bi Afrique mu rek bokk na ci ñëw ñii ci kaw nga jël cuivre ñu ne 65% cuivre Afrique yëpp mu ngi Zambie kon yeneen dëkk yi lu ñu yor ci cuivre bu ñu ko boolee Afrique ñaata la war a am nga jël mercure man fa ma dëkk Bawal ku ne xam ne mercure feeñ na fa ba muy feeñ juddooguma ñu kaste ko léegi ba tey muy HLM moo xam mu dégg ñu dëkk Bawol mën nañ ma seere muy HLM Roudou Gossas mercure feeñ na fa ma dëkk ci Bawol gars yi pareeguma ci lu meññeefu Afrique yi nga xam ne moo tiital leen ba tax ñu bëgg ñoo wàññi ginnaaw ba ma jugee ci nit ñu bari ñu nar a am ak leen ban jeextal lay am gars yi nga jël chrome macha allah nga jël diamant Botswana rek li mu ci yor kenn xamul nu mu toll moo mën ci àdduna bi te yeneen dëkk yi amul te kenn du ne ma amul Afrique de l'Ouest kenn du ko wax kenn sañu koo wax kon Afrique macha allah nga jël phosphate Sénégal moom raw na ci ba faw Bawol bii man maa ko wax tey en direct gaa yëpp dama dégg dama ne Diourbel phosphate génn na fi ci yoonu kër Samba Kan bi ci biir commune Gaawaan ba nii may wax ak yow Bawol yu bëri xamuñu ne phosphate am na Bawol ba gars yi commencé koo jël di ko yóbbu ci biti gars yi xam leen loolu barke Cheikh Ibrahima Fall nga jël colton moom mën da ñàkk fenn bu ñu bëggee électronique dox ñu ne 60% colton bi yëpp mu ngi Afrique mais gars yi mu ngi bëgg a bari de
ñoo nar a ëpp ci monde bi ñoo ëpp meññeef ci àdduna bi ba pare ñu ne ñoom malgré loolu ñu am yépp bu corruption sax amee ñoom européens yi bu corruption sax amee Afrique mooy raw Europe moo yor 12% richesse yu àdduna bi d'ici 2050 waaye Europe mooy topp ci ginnaawam yor 7%. kon maanaam ñun ñu nekkoon jaam yi ñooy nekk patron suñu maître yi nga xam ne ñoo ñu defoon jaam ñooy nekk ci kaw ko ba pare loolu xam ne ko ak corruption bi de ñu xam ne léegi am na idées yu bees yu juddu am na ay jeunes africains yu jóg taxaw pour xeex ak Afrique ay Kémi Séba Nathalie Yamb Ousmane Sonko nan ko waxta dee Thierno Alassane Sall ak koo mën di wax ñi nga xam te ni Afrique moo la ñoo ñu ngi koy xeexal gars yi ça fait mal ça fait très mal. su ma leeree ne man li ma nar a dund moom la sama doom nar a dund dafa metti ci xol gars yi sincèrement ça fait mal et des fois sax temps à vie vraiment kenn mënu ko expliquer gars yi bu weesoo richesse doom boobu nga xamante ni am nañ ko gars yi bu ko weesoo danoo am ay matières premières maanaam ressources yu bees gars yi déglu ma limal leen ñu ne or 40%, colbate ma ñëwaat si colbate ñu ne 60%, platine 90%, charbon 7e au monde, uranium 21%, ñu ne pétrole fii la walee ñaay, gaz fii la walee ñaay, fer fii la walee ñaay, cuivre fii la walee ñaay, mercure fii la mulee ñaay. gars yi pare gu ma de yaa ngi dégg ñu ne diamant fii la walee ñaay, ñu ne phosphate fii la wudee ñaay, gars yi ñu ne coltan fii la mujjee ñaay, ba pare nga am ay richesse doom. gars yi gis ngeen lu Afrique commencé am maa ngi ñëw ci ñetteel bi nga xamante ni moom mooy agriculture maanaam bay bi nga xamante ni li tax pour ñuy soog a dugg si moo xaar leen ne leen li tax ñoom seen jëmm ji ñu bëgg profité ci coronavirus bii dépeupler Afrique wàññi africain yi ñoo yay parce que dañoo def seen i jàngat ñu ne Afrique même bu dee corruption bi sax am na fi même bu dee corruption bi am na fi d'ici 2050 ma fàttali ko pour ñu ko ñuy soog a dugg 74% maanaam téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñeent yëpp dañuy xëy di liggéey ci secteur formel les gars loolu nag dafa am lu muy andi loolu gars yi leen andi leen lu ñoom seeni ressources ñoom dañuy mujj délocaliser maanaam jël seeni entreprise comme nañ defoon Chine andi ko Afrique parce que mënoo ñëw Afrique jëlee fii parce que Afrique nga mën a jaay ñoom juróotul ñu ngi màgget ñoom ñu ngi màgget juróotul Afrique nga mën a andi jaay comme que Afrique nag nga mën a andi jaay mënoo jëlee Afrique transformé andiwaat bi yàggee da ngay perte ñoo installé wu Afrique am main d'œuvre moo gën te multinationales yi amuñu xarit te ñoom nag comme que ñoom gouverné wuñ en réalité multinationales yi fa ne ñooy gouverné moo tax ñu bëgg profité tëgg ay ndëgg sërëx tëggal ko Afrique suñ ko tëggaree Afrique suux ñu continué waat demaat ci même ligne bi gars yi du am chaque jour dana ni yeete ko ne du wax gars yi pare gu ma ba tey ci richesse yu Afrique am wax naa nit wax naa matière première ma ñëw ci agriculture gars yi ñoom lu ñu wax te dinaa leen démontrer ne waxuñu dëgg nee nan 16% des terres arables Afrique moo ko yor maanaam suuf ya nga xam te ni loo ci bay mu sax gongo ñu ne téeméer boo jël fukk yi ak juróom-benn yi Afrique moo ko moom ndokk ma ne juróom-benn yi sax doyoon nañu Afrique ba mu daj nga tegaat ci ñaar mu duyal àdduna bi rawatina yeneen juróom-benn yi ci teguwaat te waxuñu dëgg de seen estis la wax. te booy xool yaakaar naa ne depuis 2010 muy Chine muy Inde seeni suuf mënatu leen a dundal ba tax ñu ñëw di jënd suuf fii ci Afrique ndax Afrique jaay na 2,5 millions d'hectares 2,5 millions d'hectares Afrique jaay na ko étranger yi te teewul ba tey ñu ngi bay te wàññiwul dara suñu suuf loolu nag dama ci wax ne leen di ñëw ne leen gars yi danoo ngeen jéggal ma ci kàddu gi ñu fi dugg doon ay kilifa danoo fen ba mënatoo fen parce que même carte du monde bii nga xamante ni carte bi ñuy jàngale ak dimension réelle yi nga xamante ni jox nañ ko suñu dëkk yi du dëgg ndax carte mercato bi leen utiliser te loolu dañ ko defaroon pour naviguer navigation rek loolu servir booy xool Afrique en réalité gars yi lii maa ko wax sama baat ñu poto comme neex nga def ay recherche gars yi Afrique laa la wax boo jëlee RDC nga boole Grande-Bretagne déglu leen bu baax lu may wax nga boole Grande-Bretagne pour wax ne leen ñun suñu suuf si bu ne ñun dañoo bari li ñu jur dafa bari mën nañoo dëkk suñu suuf si di bay ba di leen jaay ba di leen may ñun te du jeex ndax boo jëlee RDC rek nga boole noté leen bu baax lu ma leen wax ngeen boole France Grande-Bretagne Espagne Allemagne déglu leen bu baax lu ma wax Allemagne Grèce nga jël leen boole RDC am na yeneen ñaar yu ma fàtte RDC rek moo leen ëpp
Sénégal bii ñuy wax li ko tuuti gars yi dimension yi ñu jox dëgg kon Sénégal kon Afrique mën naa bay dundal boppam bay dundal ñeneen bay maye bay tuur bay dundal sax couleur ci suuf gars yi en réalité ndax Sénégal yi boo ko jëlee nga boole déglu mu baax Grande-Bretagne nga jël ko boole ko Belgique Sénégal ko mais doon noo fen ba fenn ci carte ñuy jàngal suñu doom yi barki Cheikh Ibrahima Fall gars yi ñi ma yàlla doon noo kacc ba mënatunoo kacc fan ma nga xam ne ni moom mënatun faaroo mu ñu yem fan gars yi nan ngay mën a yow sa jëmm bopp ñu jox la ay carte bu nekkul dëgg kon ça veut dire que ñun bu ñu neexee jur ba doyal am suñu marché ba nga xam soxla woon faa génn pour jaay soxla woon faa génn pour produire soxla woon faa génn pour ut ñu ko liggéeyal ndax Afrique am na ko ba mat sëkk ndax suufam mën na ko yaatu na attan na ko xaw ma ndax yéen nga may déggam déet gars yi ñu continuer léegi nag ressources yooyu nga xamante ni Afrique am na ko gars yi moo leen tiital ñoom en réalité ndax Europe mi nga xam moo nekkoon ci kaw ak Amérique ay Chine ñoo fekk si leen doon nekkoon toujours ñoo yaakaaroon toujours ñooy nekk ci kaw Afrique nag doon looy neexu ñëpp ku ñëw jël loolu neex dem africains yi commencé yeewu commencé jóg ñu ne ñun de jàng nan donte corruption bi am na fa sax donte sàcc am na fa rek suñ góorgóorlu ñii wàññi leen léegi jéem a sàkk ay vaccin profité ci ay maladie di leen wax ne leen gars yi sida sax ñoo ko fi dugal Ebola ñoo ko fi dugal gars yi kan la ni am jom ñun jóg ne France non kañ la ni am jom di leen wax ne leen ñoom seen jëmmu bopp gars yi ñu bàyyi ci xel di leen wax ñoom seen jëmmu bopp en réalité ñoom ba tey bàyyeegul Afrique ndaxte en réalité wax ji mooy Afrique ginnaaw bu mu amee suuf bu mënee bay am ay matières premières am nit ñi doy ñoom arrangé wu leen Afrique dem ndaxte ak corruption bi sax laa la wax ak corruption bi laa leen wax Afrique d'ici 2050 74% loolu nag lu ko waral sa waay am ñu koy jël di ko baagante di ñëwaat parce que benn oto Afrique ñu koy mën a jaayee fii nga koy produire mën koo jaay te ci kanam tuuti di ngeen gis seen industrie yu bëri di ñëw gis ngeen français yi bokk na ci Sénégal bokk Afrique de l'Ouest Sénégal moo ci ba start-up te moom ñu ci benn moomuñu ko ci tubaab yee ñëw ñu xajal leen fi au profit ñu xajal fi tubaab yi teg leen ne ñoom ñu ci profité que ñu bàyyi ñi nga xam te dëkk nañ fi loolu nag man damaa jàpp ne war na mën a daj gars yi en réalité war na mën a daj ndax boo xool Afrique en réalité am na nit yu doy comme ni ma ko waxee ay am na ñoom statistique yi doon tiital ak corruption bi kon imagine leen corruption bi fi dañee tey corruption bi fi dañee gars yi Afrique fan la jëm fan lay toll nan lay def ci kaw àdduna bi kon Afrique mooy nuwaat parce que oram dina garanti xaalisam benn marché dina yaatu emploi nañ ko créer ñoom buñ bëggee compétitif danañ daw ñëwaat Afrique pour mën a compétitif ak africains yi nekk fii parce que Afrique daf leen di ëpp doole léegi nag loolu dafa am leen lu ci rax ci coronavirus bi gars yi bu am solo di jëm tuuti nag léegi ci kër kilifa diine yi pour ñu bàyyi seen xel bu baax li leen di wax ñun ñuy jeunes yi dama ne en réalité ñoom seen mbir moomu ñuy def muy coronavirus bi booy xool Macky mi ngeen ngi dégg naa nouvel ordre mondial dëgg la lu nas ba nocci la mooy préfet France yooyu noonu lu nas ñoom ba nocci la passé na koo def gars yi leen wax ne leen gis ngeen triangle foofu noonu formation yu yor maanaam Illuminati yi premier repère bi gars yi mu ngi France deuxième repère bi Paris la de trophée la gars yi deuxième repère bi gars yi mu ngi New York Statue de la Liberté gars yi troisième repère bi gars yi Dakar la Sénégal la place de l'Obélisque ñetti dëkk yooyu noonu bu mu fa implanté ba dogal fa ba ne këcc kenn du leen ci mën a dinati waaye problème bi yëpp moom mooy ñoom bëgg a profité ci coronavirus bii leen bëgg a profité def seeni façon ñu jaay jëpp ak seeni sàcc ak rey nit ñi benn nouvel ordre mondial bi ku ne xam ne bokk na ci ndax ñoom ñoo créé ay vaccin parce que Bill Gates ci la bokk ñeneen ci leen bokk ñoom ñoo def seeni lobby def seeni naafeq def seeni complot pour ñëw wàññi africains yi en réalité wàññi africains yi pour benn lan dugal nouvel ordre mondial bi ba pare ñoom statistiques yi nga xam ne Afrique nag am na ko d'ici 2050 da nga xam ne ak corruption bi sax la leen di romb nga xam ne corruption bu dañee d'ici 2030 da leen di romb ñu tiit bëgg ay pexe bëgg introduire si le profito mais bu leen jaaxal gars yi ak si bu leen jaaxal seen troisième point bi moom mooy leen Dakar muy Sénégal rawatina sunu mag ñi baax ñi fi nekkoon
gis ngeen gars yi boo ngeen xool luy tub ci ay nit liy tub ci ay nit di doon ay julit booy xool te lu ñu koy waxati sax Brésil instant bi bari na bari ba nga xam ne dafa jéggi dayoo te ba tey moo xam leen beneen ñoom nanguwul ne tey esprit yi nga xamante ni mooy suñu mag ñi baax bu ñu amoon seen esprit yu ñu amoon bis bu jógee yëg ci kaw Afrique lay jaar développé ndax gars yi kaay ma xamal leen du hasard troisième point bi nekk Dakar plus particulier place de l'Obélisque en particulier ñu bëgg a attaquer suñu maam yu baax yi fi nekkoon du hasard Sénégal du hasard bu nu amee Baye Niass du hasard bu nu amee Cheikh Ahmadou Bamba du hasard bu nu amee Cheikhul Tidiane dama ne du hasard bu nu amee mag ñu baax yi fi nekk réfléchir leen bu baax xam nañ ne fu ne mën nañ fa dem ndax ñoom ñooy li nga xamante ne mooy nouvel ordre mondial bi ak lobby yi ak Illuminati yi seen pexe yépp mooy ngóor jigéen dox ci dëkk bi yéen a ngi dégg dinañ dem ba wàññi ñi ba nga xam ne boo bëggee am doom sax boo bëggee am doom da ngay demander autorisation pour am doom ndax ñoom commencé nañ clonage mooy ay jur ay animal maanaam boo amee sa animaux sa jur bu dee nga bëgg ko loo soxal am na dëkk ya nga xam te ni Asie boo fa demee fay dañuy dagg ci der bi defaral la ko yaa may dégg am fu ñu ko dugal ba mu màgg ba doonaat xar maanaam bu doy xaj la mu nekkaat xaj bu mel noonu te loolu ñu ci pare noonu ci rabu àll yi noonu lañ pare pour coloniser nit ñi ba tax ne ci kanam tuuti pour nga jur sax da ngay demander autorisation pour mën a jur ñoom foofu lañ bëgg a yegg ak ñun mu les Illuminati le fait que ñoom ñu def seen lobby yi nga xam te ni ku ne xam ne les états ne gouvernent plus ce sont les multinationales te multinationales ñu ko yor en réalité mooy Illuminati yi lu tax nag ne Sénégal intéressé leen trop gars yi nee naa leen mag ñi baax ñi la ndax ku ne xam ne ordre mondial bi nga xam te ni moo nar a dox benn affaire rek moo ko mën a arrêté muy ordre spirituel ordre mondial bi lenn moo ko mën a baara muy ordre spirituel te boo xool ordre spirituel en réalité Sénégal la gën a solide moo tax ñu bëgg ko agressé may profité ci occasion bi di ñaan suñu maam yu baax yi suñu kilifa diine yi wootante leen seen biir ngeen waxtaan leen seen biir mën a contrer ñooñu nga xam ñu ngi nas ay pexe pour dal suñu kaw ndax boo xool ci corona bi lu la yéen a ngi koy dégg ci Touba te ci boobu ba léegi yéen a nga jot ay vidéo yoo xam ne ni ay nit ñi nga xam ne ni corona wul sax ñu ne corona nan pour maanaam business ci affaire bi yàqaale image yi nga xamante ni c'est vrai que corona am na mais profité bi yàqaale image yi nga xam ne ni mooy suñu ville sainte yi ñu bàyyi ci xel bu baax gars yi dañ ne ku la xañ sa culture ku la xañ sa aada ak sa cosaan xañ na sa démb doo ko nettali sa suba yow doo ko mës a nettali sa suba mukk parce que nit ki da ngay fàttaliku démb sóoraale tey ngir suba bu ñëwee doo sëgg mënut a ñàkk ci doomu aadama léegi nag ñoom ordre spirituel bi nga xam ne moom mooy arrêté seen ordre matériel ñoom parce que islam arrangé wu leen diine catholique arrangé wu leen parce que ñoom dañoo gëm ordre spirituel au lieu que ñuy gëm ordre matériel ba tey ñoom it ci coronavirus lañu bëgg pour dugal Afrique de pour détruire rawatina Sénégal bii ñu bàyyi ci xel moo tax ma ne sama kilifa diine wallaahi woo leen ñëpp ñu bokk ci maanaam tarixa yëpp bëri xam-xam ngeen waxtaan def ay commission gindi seeni ndaw gindi seeni askan pare pour affronter leen parce que ñoom caaxaarul te ñoom li ñu bëgg lépp mooy ñëw fi yàq Sénégal donte nag ñun ñu toog naan suñu mag ñu baax ñu waaw dëgg la liggéey nañ woon waaye dañoo liggéey ba ko fi pour ñu préserver ko dañoo liggéey pour ba ko fi pour ñun bu ñëwee en réalité ñu téye ko kon maa ngi ñaan kër kilifa diine dama leen koy ñaan ngir laay rasul daje leen ngeen waxtaan pare pour affronter ndax xam ne tôt ou tard dinañ ñëw te Sénégal daf leen a ñor lool ndax Sénégal bu fëggatoo Côte d'Ivoire fëggatu Burkina fëggatu yéen ngi may dégg Guinée bi fëggatu te buñ fëggatoo bu sax sonn Afrique day dem ndax Ghana mu ngi ci kanam Nigéria ñu ngi góorgóorlu donte corruption bari na fa waaye Afrique day dem kenn mënu ko téye ndax Angola tamit ñoom ña ngay dem xam nga ndax yéen a ngi imaginer déet léegi nag ordre matériel bi nga xamante ni moom moo lay ñor bokk na si ñoom ñi nga xamante ni ñoom ordre spirituel bi koy arrêté moo tax ñu bëgg a sàkkal pexe yenn kër diine ñu sóoraale ca yéen ngi dégg soo xool Illuminati yi ñoom nouvel ordre mondial bi nga xamante ni Jimboore borom lexi ngand yi mu ngi koy lekk di wax tout le temps seen bëgg-bëgg yëpp mooy wàññi doomu aadama yi rawatina africain yi du européen de ndaxte ñoom danoo jaasir juratun en réalité ñoom juratun danoo jaasir waaw dem na ñoom ba xam tuuti jëm ña fa nekkoon di doon góor pour ñu mën a jur sax
ñenn ñi ay homosexuel ñenn ay transgenre lan ñenn ñi ay lesbienne ba pare teg ci ñoom jurutul kon ñoom musiba dalee na ñeel ñoom duñ dem mais dañ ni baare lu preuve bu koy wonee la preuve en est que moodu ya fa jaaru yëpp bëtt gaal gi tey dañ leen a may lan dañ leen a may ay këyit pour que ndax seen tool yaa ngi yàqu ñu mën koo dem dimbale leen ci seen tool yi gars yi ñu bàyyi ci xel bu baax soo ko ñoom bokk na ci li ñu am moo tax ñoom ñu am doole bu ñu xeexee ñun lu war a ñu ñëpp ñu war a jël suñu matukaay rawatina kër diine yi mooy ñoom bu weesoo seen ordre matériel bi nga xamante ni ñoom am nañ ko am na ñi nga xamante ni mooy koom-koom ñoom koom-koom bi loo koy ndax banque yi mag yëpp ñoo koy gérer ñoom Illuminati yi yaa ngi may dégg am nañ koom-koom am nañ matériel xam nga ndax yéen ngay dégg te seen matériel boobu Afrique bu yeewoo dégg leen bu baax wax leen fi ñoom fu ñu jëlee seen i matériel ak seen koom-koom seen matériel bi ñu defar maanaam bu ñu jëmee ci wàllum guerre matériel arme bu ñu defar Afrique lañ koy jaay see ndax ñu leen di jaxase ñuy xeex kon ñun bu ñu yeewoo xeex amatut ñoom kon ça veut dire que ñoom seen armement seen industrie armement dafay dee gars yi loolu ay milliards de dollars lay jar si ñoom ay milliards de dollars billaahi ñun bu ñu xeexatul xulóowul rayatul suñu bopp seen industrie boobu day jeex xam ndax yéen a ngi may dégganteet moo tax ma ne africain boo yeewoo yeema gars yi jeunes yi boo yeewoo yeema dafa jot gars yi ku yeewu fëggal sa morom mu yeewu yéen a ngi may dégg gars yi mu bokk ci ñoom ci lu am mooy pharmacie yu mag yépp maanaam ñi nga xam ñooy defar garab ñoom Illuminati yi ñoo ko moom ñoom ñoo ko moom média yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi di nit kàcc guddeeg bëccëg ba seen yeneen média yu mën di jëm ju ci nekk yu mag yépp ngay dégg ndax booy xool boo bëggee information dëgg wala vraiment ay débat yu intéressant da ngay dem sax ci yenn médias yi ngay xool ay Michel Colon yaa ngi dégg ak ñeneen ak ñeneen foofu ngay dem xool mais doo basé seen média parce que ñoom média mensonge ñoo ko moom ñoom benn ñoo moom taskatu xibaar yi ñoom Illuminati yi benn ñoo moom ñiy defar garab ñoo moom matériel yi ci àdduna bi ñoo moom arme yi ñoo ko moom kon gars yi ñooñu ki xeex ak ñoom da ngay pare te ñooñu lépp benn mbir rek moo leen mën a kale muy ordre spirituel bi ak Afrique lu muy gën di màgg looloo leen mën a kale te ñoom xam nañ ne comme que loolu mën na leen a kale dañuy def le tout pour wàññi ñu jaarle ko ci coronavirus bi profité ci gis nga dama ne suñu dirigeant bi bu ñu amoon fulla dëgg-dëgg ku fi ñëw naan fi homosexuel dootoo ko ñaareel di profité ji waxale kat diine yi dafa jot ñu ñëw moom suñu Sénégal ñu wàññi loxo état carrément ñu woote introduire benn projet de loi voté ko assemblée par force ngóor jigéen fi amati comme ñu criminaliser viol criminaliser ko ngóor jigéen ba pare dàq fi tamit lépp luy secte maçonnique lépp ñu dàq leen fi nit day am fula ñu ay investisseurs la ñuy attirer ñun soxlawul attirer investisseur en réalité boo xool ba tey richesse d'homme bi nga xam ne ni Afrique amoon na ko ma fàttali leen dama leen diaspora di profité ci occasion bi di saluer diaspora bi di leen wax ne leen sénégalais bu leen waxee dara danoo juum rek waaye yéen ay jàmmaar ngeen macha allah yéen waa diaspora bi parce que 1000 milliards plus de 1000 milliards ngeen fi dugal di dundal 20% population bi ba nga xam ne dépendront ci état te teg ci dana am benn diaspora averti qualifié et intellectuel diaspora bu yeewu bu jàng bu xarañ ba nga xam ne boo génnee dem bitim réew rek nga xam ne diaspora boobu jar na diaspora ndax day doon diaspora ba nga xam boo leen fekk kilifa la ñuy nekk fan nekk lu leer laa leen di wax gars yi kilifa la ñuy nekk fan nekk te lii ma lay wax nii ñu ne ci diaspora bi di ma seetaan mën nanoo confirmer lii may wax nii ba pare nga am diaspora ba nga xam ne ni demul bara mais dafa rattaché wu ak sa pays muy bokk na ci richesse d'homme bu nu am te ku ne xam ne ne àdduna bii nu nekk planète la village la nekk nit mën naa nekk États-Unis léegi ay créé fii nga ne entreprise am di ko gérer ba États-Unis di liggéey États-Unis di liggéey fii ñu bàyyi ci xel gars yi aussi di wax ne leen comme que ñoom moom médias yi ñoom formation yi ànd ak complot ñi nga xam ne ñoom ñooy soi-disant président te ñoom gouverner tout en réalité multinationales ñooy gouverner te multinationales yi formation yi ñoo ko yor te Sénégal moo bokk na ci leen ñor Afrique bokk na ci leen ñor wàññi ñi bokk na ci leen ñor ba pare ci côté spirituel ñu wàññi Afrique bokk na ci leen ñor loolu moo tax en réalité gars yi loolu moo tax gars yi en réalité ñun ñu war a yeewu moo tax ma ne boo yeewoo yeema yéen ngi dégg loolu moo war a tax ñu yeewu kilifa diine yi ak jeunes yëpp jóg xëppi xool gëstu dugg ci réseaux sociaux yi di gëstu ba mën a pare bu lee xool ndaxte
fii man am na ñu ma ko mën a confirmer éliminer tey instant yi may wax ak yéen ñu ngi xool jeune activiste yëpp ñu ngi leen di xool di leen envoyé ay message ndax ñoom mënoo leen a contacter waaye ñoom mën nañ la contacter ñu ngi envoyé bëri na ay jeunes activistes ñu ngi envoyé ay message pour jëm leen a détourner waaye macha allah bravo à vous da ngeen a gëm seen bopp yéen du ngeen ay formation du ngeen ay satan ute ngeen ñooñu noonu ci kër yu weex yi nga xam ne gëmuñu tous ute ngeen ak ñoom di leen wax diaspora bi bravo yéen kenn war a leen wax dara ci coronavirus bi ndax bu doon toon yéen làmbaay ñaaw résultat bi àndee ko tey bëri na kër yi nga xam ne ni mënutunoo lekk ndax seen ñi leen yoroon mooy waa diaspora ñoo leen yoroon di góor-góorlu di envoyé fii di rey pare ñëw di tabaxaat di yàññal dëkk bi di investiraat ci dëkk bi kon yéen bravo mooy richesse d'homme ba tey bi ma leen waxoon moom lañ am mu richesse d'homme bu intellectuel bu averti bi nga xam ne ni amoon nañ ko ñun Afrique léegi loolu lépp buñ ci jàllee dana war a def li nga xamante ni moom mooy ak jàngat ban solution lañ war a mën a andi pour que wax dëgg fa yàlla maanaam lii nii jóge fi ban solution lañ mën a andi jëm koo teg pour que lii jóge fi ñu génn ci ak jàmm ak salaam jëm ca kalam ndaxte waxoon naa leen ko du hasard doon noo kàcc ba kàcc ñu ci Égypte kàcc ñu ba yonent yi nga xam ndax am na ay yonent yu ñuul yu fi jaar parce que Égypte naar yi bu ñu fa ñëwee tey c'est parce que balaa yu fa nekkoon ñun ñu tegoon mooy jamono yi nga xam ne ñu ñuul ñu ko doon def yonent yi ñu leen koy wàcc ñu te moo tax ñu daw reculer tuuti naar yi ñoo installé fa ci leen ñëpp xam ne ci leen créé ay empire du Ghana empire du Mali ci leen ko créé te kenn du ko weddi solution yi nag leneen la gars yi ba di jiitu ci solution yi mooy jàngal sunu askan jàngal sunu xeet mooy li nga xamante ni en réalité jàngal nañ leen ko muy lan mooy jàngal leen li nga xamante ni mooy suñu cosaan ak suñu aada jàngale suñu moom pourquoi pas suñu kilifa diine du ne igo yi ngeen jàngal suñu doom yi dafa doy jàngal leen Cheikh Ahmadou Bamba jàngal leen Taysir jàngal leen Baye Niass jàngal leen suñu héros Cheikh Anta Diop nga xamante ni balaa ngay màgg da ngay xam yaay kan xam say maam ñu defoon fii ku fi tàgg ku ne sa deret daw rawatina bu lay jàngal say maam wax la li ñu defoon bañ jolloore ba pare lay jàngal en réalité say maam lu lay tegtal ndax boo jëlee ci xasida Cheikh Ahmadou Bamba yi rek nga jël ixti jamil ana siraatal mustaqiim li muy ñaanee ak yarute ak tey serem di daw nga jël midaad yi nga jël xurkaati man noonu la melee ci Taysir yi nga xamante ni Cheikh Tidiane yoroon na ko noonu la melee ci téere Baye Niass yi noonu la melee suñu jàngale su mag ñu baax yi noonu la melee ñi nga xamante ni moom mooy Cheikh Anta Diop suñu mag bu baax moom sama maam ji jërëjëf waay gars yi muy jàngal lu ba d'abord lu nu am ñun bu boobaa ñun dinañ xam li dara la preuve en est gis ngeen Madagascar li mu trouvé xamet bi te ñun ñoo ko dàqale woon foofu dàq koo mën a trouvé gars yi jël sànq dégg naa benn information jël nañ plus de 30 milliards jox ko benn entreprise française pour mu jëlee lu ay garab yow pour coronavirus bi gars yi nañu dimbale en réalité ñu ngi bëgg a dee ci milliards yu ñuy yàq di ko jox français yi lampadaire français yi lampadaire français yi yéen a ngi dégg ak leneen français yi ñu bàyyi ci xel gars yi lépp jël na jox ko français yi te am na ñu ko mën fii mais dama ne suñuy médicament bu ñu ko jëloon utiliser ko suñu maam yi jàngaloon bu ñu ko jëloon utiliser ko transformé ko barki alxuraanu karim soxlawul ndimbalu kenn ci meññeef ci xam-xam ci lépp nag soxlawul kenn billaahi wallaahi gars yi bokk na ci lan mooy ñu jël recherche bi ci côté technique ak scientifique du ko fa xaas bu bari ndax buñ jàngalee su doy suñu valeur pare jàngalee lu am ba pare jàngalee ñooy kan dinañ xam li tubaab xam ba pare ñu xam lu tubaab xamul ndax dinañ xam ñooy kan ba pare xam li tubaab xam dafa am solo bu mu paree nag jël ay milliards yu bari injecté ko ci li nga xam te ne moom mooy recherche technique ak scientifique bu boobaa mbay mi du am ci jafe-jafe ndax engrais na fi ne matériel na fi nekk santé bi du am ci jafe-jafe yéen a ngi may dégg ak leneen du am ci jafe-jafe gars yi suñu paree ci loolu nag comme ni mu leen ko waxee rek bu ñu paree ci loolu ñu def am suñu politique monétaire koom-koom dama ne dëkk bi nga xamante ni amoo sa politique koom-koomu dëkk munoo dem dëkk ba nga xamante ni industrialisé woo sa dëkk yëpp benn valeur ajoutée ci say ressources doo dem bu kenn nax kenn dama ne Sénégal moo gën a riche Dubaï fuuf di dem ci wàllu matière première Dubaï pétrole am gaz waaye boo jëlee ma ne ay Qatar yooyu ay Dubaï Qatar pétrole gaz lañ am waaye ñun am na leneen lu ci dellu ay phosphate ay fer ay zircon gars yi ci dollee ko ñun ñu am ko te ñoom amuñu ko te ñun bari woon gars yi en réalité bokk na ci li nga xamante ni li ñu dimbale mooy ngir leb bi tey gën a réussir na ko
lebatul kenn soxlaatul kenn am na seen fulla ak seen fayda di def seen budget te duñ demandé kenn ndimbal lu tax ñun mënuñu ko mën nañ ko ba dee waaye ñu fi nekk dañuy sàcc di dugg seen i poste lu ñu lepp seen i poste dañ ko sàcc ana 7000 milliards ya poste avant les élections ana lu ñu fi jot a leb lu ñu fi jot a leb gars yi calculer leen dama bëgg ñi fi nekk après ñu calculer ñaata la Sénégal leb entre 2015 ba 5 ans yi ngeen xool ngeen estimé da ngeen di fëgg seen gémmiñ les gars ñu wàññi ñu ci leb bi dimbali ñu ci yàlla tax aussi tamit am na ay intellectuels yu yi nga xam te ni c'est dañoo da leen ce sont des intellectuels avertis ñu jël intellectuels yooyu may leen seen sas ñu mën a ñëw investir fii ba pare ñu permettre leen ñu mën a gagner marché exemple rek laay jox ku mel ni Kabir Mbodj mooy bi nga xam te ni soxla na Tigo Sénégal amul dara ci dëkk communication wax moom ko nga am ni ku mel ni Kabir Mbodj dooleel ko moo nu gënal mu jël Tigo ba pare nga dooleel Vary au profit de Orange Money nga dooleel ko au moins fierté nationale la au moins ci dëkk bi la dëkk donte tey même buggaan ngay daldi ci jóoneem boobu ñu jàppale ko gis nga gars yi bu ñu naxante suñu jëlul suñu borom koom-koom yi dooleel leen ñu ut ay entreprise ni xale yi mën a liggéey bu pare seen i entreprise mën a compétitive ak ñoom ñu yombalee ressource bi ñu jëf di ko sàcc ñu leen ko jox ñu koy transformé di ci yokk valeur ajoutée di leen ko jaay ñoom muy saf ci ñoom sap duñ ci génne les gars loolu mooy réalité bi duñ ci génne les gars kon nag dafa jot africain yi yeewu solution bi leen la métti jàngal nu investir di boo leen jàngalee par exemple ñu jël Macky kañ la Macky yeeg 2008 2012 autant pour moi ba 2020 ñaata at la gars yi 8 ans bu doon da cee jël ñi nga xam te ni dañoo am bac ñu former leen scientifiquement techniquement kon jàppaleen ñooñu nañ doon ay scientifique yu am bac plus 8 ñu taxaw ba pare ñooñu boo leen financé ñaata mën recherche la mën a def ci côté technique ak scientifique boo jëlee ñu am BFM nga commencé leen former ba mu yéegee 2012 ñu changé programme bi dama ne ñooñu tey dinañ am seen bac plus 5 gars yi boo jëlee ñi nga xam te ñu ngi doon système 2 ñuy commencé nekk ay techniciens kon gars yi bu nu naxante boo yeewoo yeema gars yi ku yeewu na fëgg sa morom mu jóg c'est la réalité nga gars yi en réalité dëgg mooy dëgg ji il faut ñu jàngal suñu ndaw yi benn gars yi suñ jàngalee suñu ndaw yi ba pare il faut que ñu jox leen ay jumtukaay ak matériel bu tax ñu def ay recherche université kañ la di am recherche te pourtant ci coronavirus bi ñu xarañ leen am ay docteurs yu xarañ ci côté technique ñu xarañ leen am par exemple informaticien yu xarañ leen am Sénégal waroon def te sot sax ku luyee fenn foo luyee ñu xam ne diw luyee na fii li leen ko luyee ka ko luyee dana fay impôt yi dana fay la mu war a fay en réalité xam ndax yéen nga may déggam déet nga xam ne dara du war lépp dañ koy jaarale ci yoon kon duñ am ay problème mu ay location bi li dem par exemple système gaynde bi bu ñu ko bëggee ñan ñoo ko concevoir ay sénégalais ñoo ko defar gars yi port bu fa dara sàccee bu ñu ko fa sàccee da leen a neex waaye système gaynde système bu sophistiqué la ñan ñoo ko defar sénégalais yi ban sénégalais moo fi demoon Tesla organiser benn concours mu piraté auto Tesla bi récupéré ko téye sénégalais les gars kon avec danoo am benn ay cadres yu taxaw pare ba nga xam ne ni bu ñu formé ñi nga xam te ñoo ci topp mi ndaw yi au moins nañ mën a permettre ndaw yooyu noonu nañ leen mën a tax ndaw yooyu noonu en réalité ñu mën a def ay recherche mën a trouver ay mbir te recherche yu ñu def ci université yi sax dina tax université yi indépendant ci état moom seen bopp waaw en réalité mën a moom seen bopp mais amul financement buñ paree ñu bay lu doy dundee Macky moo waxoon autosuffisance alimentaire yaakaar naa ne kàcc na ci autosuffisance alimentaire bi te dama waxoon ne 2000 bi autosuffisance alimentaire gars yi dañoo waxante dëgg autosuffisance alimentaire amu fi ñoom ñoo ko gën a élection wax ko ñun ñoo leen jox suñu budget sénégalais yi ñoo leen fat li ñu waxoon dafa ñu ci tous c'est pas vrai du tout dañu waxante dëgg les gars ñu am na suñu politique de développement bu leer nañ ba pare gars yi ba ci gën a am solo te ma dégg waa Pastef di ko wax gars yi mu am solo lool muy quatrième pouvoir bi nga xam ne dafa bokk suñuy réalité muy pouvoir spirituel nga xam ne au moins da nas ñun jom ak teraanga ak fit ba pare ak gëm-gëm ak ragal yàlla ci lu ñuy def mënut a ñàkk les gars parce que ñun noonu la ñuy doxee kenn mënta dem bàyyi li nga xam te ni mooy pouvoir spirituel bi ñu installé ko ñu am suñu propre modèle de développement mënta ñàkk gars yi di leen wax ne leen en résumé rek leen fi jot a wax yépp ak leen fi jot a def mooy lan di leen wax pour des enjeux économiques pour wàllum koom-koom tax dong moo tax ñu bëgg a rey africains yi wàññi leen ba pare dugalaale fi seen i bon yooyu ndaxte ñoom dañoo dem des sociétés perdues xam ne fu ñu teg seen tànk muy européens yi juróotul ay ngóor jigéen a ne seen dëkk ay naan kat ak i homosexuel
ñun nag au moins suñ dëkk ñu ngi jur bu baax di commencé bari mu leer leen ne Afrique dina bëri nit d'ici 2050 mooy ëpp ci àdduna bi féppay ñuul ñu ne naan gaaw créer coronavirus dugal ay vaccin pour rey africains yi ndax seen estimation damay résumer rek gars yi bala may tàggoo ndax ñoom en réalité seen estimation mooy fii ak 2050 Afrique dinañ jugee ci ndax actuellement ni ñu ngi ci 1 milliard virgule 3 loolu toll ñu ne d'ici 2050 nañ toll ci 2 milliards virgule 2 te loolu day jur ay marché jur ay emploi jur marché ma xam te ne loolu liggéey ñu consommé ko comme ni mu Chine defoon te ñooy ëpp Chine foofu macha allah yàlla na yàlla xeeb dool yi yàlla mi nu wax ne jur leen yokk leen xeet bi juumul rawatina ñun yéen a ngi dégg léegi loolu moo leen tiital mu leer na aussi tamit gars yi ñu ne d'ici 2050 74% damay résumé rek 74% maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi maanaam juróom-ñaar fukk yi ak ñeent dinañ xëy di liggéey ci secteur formel ba pare Afrique dina am 12% ci richesse su àdduna bi te ñoom dañ koo wàññi ba rus loolu noonu 12% ci richesse àdduna bi Europe 7% lay am loolu tiital leen tamit gars yi imagine leen Afrique romb Europe beneen affaire la les gars beneen dimension la te loolu ak corruption bi sax day am te loolu comme que ñu ne Afrique tamit parce que il veut faire benn Afrique sans les Africains en réalité loolu lañ bëgg léegi ñu ne comme que Afrique am na ay ressources yu ko doy mu ngi commencé bari nit ñu ngi commencé yeewu di yëngu ñu ngi commencé jóg na leen defar coronavirus bi ba mu jekk ñëw mu rey suñuy màgget ban dee suñu màgget yi bu reyee ban dee au moins ñun waa Europe dinañ jóge ci ay problème système de retraite dinañ ko jagal dinañ ko rétablir ba pare profité ci en même temps yeewaat sunu ndaw yi ñu mën a gën a juraat ñoom ba pare couverture maladie bi nga xam dañ ci financé ay milliers de dollars moo tax Donald Trump lu mu ci def bi mu yéegee lu mu def bu Obama bi projet Obama bi lu mu ci def gars yi loolu la ci def dindi ba mu set ndax liñ ciy perte moo bari te comme que ñoom juratul dañuy màgget danoo màgget ba mënul sunoo màgget ñu ne nag comme que Afrique ñoom màggetul ñu ngi jur Afrique am na ay ressources Afrique ñu ngi commencé yeewu Afrique même bu dee corruption am na fa d'ici 2050 ñooy raw Europe kon dina am seen baat ba ci veto Afrique dina ko réclamer après neex naqari ñu ne gars yi nañ ci jóg créer coronavirus andi ko sànni ko mu rey suñu màgget ñu arrange su bopp ñu sànni ko africains yi bu ñu ko sànni africains yi après bu ñu ko sànni africains yi ay milliers de personnes dee fa ñu ñëw andi ay vaccin duut leen ko ñu wàññeeku ndaxte ñii bu ñu bëree ci dëkk bi dina nekk président feneen ndax nit ñu ñuul yaa ngi commencé nekk ay député feneen ak feneen bu yàggee fan lañ jëm te nit ko ñuul bis bu amee gëdd ñoo xam ne lépp dëgg la les gars léegi nag gars yi di leen gërëm di leen wax ne leen beneen vidéo bi fii ak suba wala gannaaw suba dinaa leen wax ci séddale ceeb bi dinaa ci wax ay mbir yu yéeme naa fekk buñ ci nar a def ak li ñuy daw lu bëri li ñuy daw ak ñi ñu écarté ñi nga xam ne ñoo ko waroon a jaaral yow ñu écarté leen loolu dinaa ci ñëw incha allah fii ak suba di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp gars yi di leen wax lu mën a partagé te boo yeewoo yeema nga foog gis sa wet mu yeewu Afrique dafa jot ñu yeewu buñ tayal les jeunes Afrique ak activiste la leen gën a continuer di rey suñu bopp éliminaté ñu ngi bind ay message lu ne ñu ngi koy jéem li jëntiwul leen wallaahi Afrique moo nu ñor bu nooxoon tëdd leen ñu renni leen Afrique dem ñu tëdd ñu renni ñu Afrique dem ndax fawuñ ci réewuñ ci man li ma dund xalaatuma sama doom di ko dund naa ci xeex ba xëy dee kon gars yi félicitations à vous bu kenn bàyyi bu kenn découragé bu nu réewloo bu nu xam suñu jikko bu nu saagaloo bu nu wax loolu bon bu nu nangam mais dañ andi ay débat di dee ay débat intellectuel yoo xam ne dittu ko mën a dindi dañ koy teg mu leer naññi teg ko fu leer naññ bu pare ñemaluñu def te duñ ci ragal ba boobaa suñu borom moo ni sàmmal boppam ndaxte moo ne maa moom dëgg te képp kuy wax dëgg maa lay sàmmal sa bopp kon di gars yi leen sant di leen gërëm di kontaan ñëpp ci yéen di jéggaluwaat encore di remercier gars yëpp vraiment képp ku ci mën a am loo mën a apporter gars yi nga apporter ko ji dina ci baax loolu gars yi kon gars yi merci jërëjëf kontaan nañ bu baax yi ñëpp gars yi merci jërëjëf yàlla na fi yàlla dindi mas mi ba ñëpp retrouver waat seen i activité économique mën a sénégalais moom xiif na loolu moom ci vidéo bi may ñëw fii ak fan incha allah ci laay ñëw jërëjëf gars yi maa ngi tudd di jégalu nag patriotiquement jaajëf gars yi di ñaanal lépp nag muy di ñaanal panafricains yi nga xam ne ñu ngi Sénégal di ñaanal aussi itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique bi ay Kémi Séba bawuma kenn Ousmane Sonko tout le monde gars yi ñëpp maa ngi leen di big up di leen ñaanal bari chèvre ñoo mën a changer Sénégal ñu ndaw ñi ñoo ko mën a changer kon gars yi merci jërëjëf yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm yàlla na yàlla may jàmm ñun ñëpp ñu bokk ko incha allah